tegal na yaar fukki minute ak benn ñu wéy ci li ñu tàmbaleeg yéen 6 heures ba léegi jëmale ko ci li mujjee xew ca Casamance ak fukki gone ak ñett yi nga xam ni dañ leen a faat ci cib àll bu ne foofa dañ doon dagg bant ñu ne am ñu leen song def leen ñaawtif googule. Ziguinchor nu mu yeewoo tey Lamine Ba nu fa toogal Lamine gëm naa ni nañu yeewoo démb rek la ñuy yeewoowaat tey ciw tiis lu mujj foofu ci xibaar ci loola. waaw Babacar li nga wax loolu la daanaka mbir mi ba mu xewee ba léegi dafa diis bu baax a baax ci ñi nga xam nag ñu ngi yeewoo ci diwaanu Ziguinchor ndax na ma ko doon waxee ci li nga xam ne nag moo di nasaraan li nga xam ne war nañ ko jàpp mooy fukk ak ñetti nit yi nga xam ne nag faat nañ leen ci àll boobu di Boffa Bayotte Ziguinchor la ñu doon yeewoo ndax fii la ñuy jógee dem fa di ñibbisi maa ngi doon wax ne fukk ak ñetti yooyu daanaka ñett ñii ñooy ay ñoo jógee fa nga xam ne moo di Guinée Bissau waaye Ziguinchor fii la ñu toogoon fukk na ñoom ci biir commune bi lañ dëkk. ba tax na Babacar démb bañ doxantoo ci njaboot yi ak ministre bi sax ci boppam gis nañ ne mbir mi tiis na lool njaboot yi nga xam ne nag ñoo ci ñàkk seen i mbokk mu am ci ay ndaw ak ay mag ay borom kër sax vraiment li nga xam ne fekk nañ ko ci biir kër yooyu daw na yaram Babacar ndaxte li nga xam ne ñoom mosuñu xalaat ne mosuñu njort ne li ni mel daal dina dal seen i mbokk waaye Babacar boo gisee mbir mi xaw a tiis ci waa Ziguinchor daf leen a bett parce que toog nañu ay at lii dégguñu ko gisuñu ko donc mu doon li nga xam ne nag daf leen a bett parce que yaakaaruñu ko woon jamono ji nga xam ne daanaka ñëpp xalaatoon nañ ne fu mu ne tel ni ñu ngi yegg nañ ci processus de paix bi te li ni mel kenn ci accord presque de paix te li ni mel kenn du ko fi déggati waaye boo gisee daanaka waa Casamance ñu bëri li bett leen dafa di rek ne xalaatuñu ko woon te njort ñoon ne li ni mel dana ci am Babacar Fall jamono ji nga xam ne rek waxtaan yi sori na loolu diggante nguur gi ak waa MFDC. jërëjëf Lamine Ba ma fàttali ni nguur gi président de la République dafa jël décret daal di wax ni tey ak suba yëpp deuil national la ab dëj bu ñu jagleel fukki gone ak ñett yooyu nga xam ni ñoom lañ faat ci àllub Casamance boobule. waaye nag lan moo xew dëgg lii lu mu Ibrahima Gassama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. journaliste nga jiite rajo bi di Zig FM nekk foofu ca Ziguinchor te itam sa xam-xam màcc lool ci ayu Casamance bi ndax yi gëstu yoo ca yàgg def ndax ci suba tey gi mën nañu xam wala njort lii xew lu mu ak ñan ñoo ko def. waaw mbégteel la ndax ñu bëri foogoon nañ ni li nga xamante ni moom moo xew gaaw bi fii ci Ziguinchor dootul amati ndax dañ leen gëmoon nañu sax ñoom ñi ak dal bi nga xamante ni ñu ngi koy gis depuis juróomi at léegi dañ koy gën a dëgëral mais nag duñ ko nasaxal wante nag laataa ñu ciy am dara dañuy xaar rek ba l'enquête bi nga xamante ni ñu ngi ci ndax wóoruñu ndax way fippu MFDC yi la wóoruñu tamit ndax yeneen nit la yu bootu ci gannaaw jafe-jafe Casamance yi dund ndax xam ngeen ni xare bu am depuis fanweeri at ak juróom ak tey ji lépp mën na cee rax kon nag dañuy xaar rek ñi nga xamante ni nee nañu dinañ ci indi leeral wante nag ci jàngat bi nga xamante ni mën nañ ko am dugguleet lii di am ndax ñu ngi fàttaliku ci atum 2011 wala 2012 amoon na ca commune Adéane te gox bi nga xamante ni mooy diggante Bissine ak Diagnao am na fukki nit ay waxambaane la tamit ak benn nga xamante ni ñoom it dañoo duggoon ci àll bi di góor ay bant ñu daal di leen faat ci ay anam yi nga xamante ni ñi ñu defoon gaaw bi loolu lañu leen def kon nag loolu lu muy wanee ni mooy que tey ji askan wi daanaka ñàkk bi tax na ba tey ji nit ñi mënatuñu toog rek Ziguinchor di ne dañuy xaar ba jàmm am loolu jaral na leen ñu dugg ci àll bi ndax xam nga ku amul loo jox sa njaboot bu ñu la nee toogal nga xaar xëy na dina xaw a jafe lii dugguleet ndax saa yu bëre ay nit daje nañu ak yore gànnaay ci boobu àll sax nga xamante ni moom mooy Boffa Bayotte ñi jàppoon nañ leen ñu dóor leen ñu daal di leen bay xoxotal leen saa yu bëre nee nañ leen bëggatuñu ñu gis nit fii donc lii bu amee xëy na enquête bi dina ko leeral mais dama bëgg a wax ni di guleet ndax fitna bi nga xamante ni mu ngi fii ab dal moo am mais jàmm bu dëggu amul kon li ñu mel ni bu mu bett kenn ndax ay actes la nga xamante ni c'est des actes isolés comme dans toute zone de conflit bu xaree am dina am lu ci mën a rax nga xamante ni dinañ ci def njàngat ci kanam Ibrahima Gassama mais est-ce que mën nga ñu expliquer wàllu daggum bant boobu am ci Casamance dugg ci àll bi di gor ay garab ngir mën a jaay bant yi lan moo ci
li loi bi wax ca loola ñan ñooy dem di ko wut ak ndax daa am ay usines yu koy yittewoo loolu lu tax gone yooyu di dem ci àll bi di dagg bant yi. waaw ndax dafa am tey li nga xamante ni bant boobu dafa leen di indil ndax am na boo demee booru Gambie lan moo tax ñu teree foofu dafa ne dafa am benn réseau bi nga xamante ni mi ngi yoon ci réewum Gambie ba tax na àll boobu booru boobu dagg nañ ko ba daanaka dara desatu fa ñu ngi fàttali ko tax fan yi rek balaa li nga xamante ni moom moo amoon na camion bi nga xamante ni camion bu yeb ay bant la way fippu MFDC yi fa nekk tegoon ko loxo dañu lakk camion bi xëy na taskat xibaar yi waxuñu ko mais incident la bi nga xamante ni am na fa gox yooyu yëpp MFDC yóbbu na fa ay bataaxal ne bëggatuñu nit di gor àll loolu moo jaral njiitu réew mi daal di fexe ba tax ndax xam nga naka jekk eaux et forêt moom moo war a aar àll bi mais eaux et forêt daanaka benn amul ay nit yu doy maanaam effectif bu doy amul moyen mais zone yi nga xamante ni zone yooyu la concerné coupe du bois bi eaux et forêt mënu fa dem ndax ay zone insécurité la way fupp yi ñoo fa nekk ba njiitu réew mi ne léegi daf ci bokkaale armée bi mu nekk force de défense et de sécurité mais xam nga armée bi aussi mënta nekk fépp loolu moo tax tamit nit ñi ñu may leen ñoom it ñu taxawal ay kuréel yu ñuy woyee comité de surveillance daanaka sax di fajal seen bopp voilà di fajal seen bopp ba tax na amoon na sax li nga xamante ni indiwoon na jafe-jafe ci weeru novembre bi foofu nga xamante ni sax mooy àll Toubacouta bi jege lool boo fa bayoot askan wi daal di bett ay nit yu nekkoon ci àll bi di ko gor ba mbir mi tribunal lu mujjee ñu daal di jàpp ñeent ci askan wi bay ñi nga xamante ni xëy na ñoom la ñu waroon tëj ni ko askan wi waxe xëy na loolu yëpp buñ ko boolee mën na expliquer li nga xamante ni am na man lu may ñaan rek mooy ñu teey ci li nga xamante ni moom mooy wax xam naa ni ngay waxee nii noonu la Ibrahima Ama Diémé di waxee itam moom mi ngi bokk ci GRPC di groupe de réflexion pour la paix en Casamance kuréel guy saytu ak xàllu yoon wu jëm ci jàmm ca Casamance te Robert Sagna jiite ko Ibrahima Ama Diémé kon ci nga bokk gannaaw bañ la nuyuwaatee lii xew daal yow gëmoo ni warees na koo lëkkaleeg ñi nga xam ne ñooy daan wax ni dañuy fippu ngir Casamance am indépendance am. oui en réalité ni ma ko waxee rek moo di li am li xew moom dañ ko war a situer ci wàllu contexte bi moo di comme ni ko Ibrahima ak sama waxee tout à l'heure c'est que ay nit ñoo xamee ne dañu dem ci bor àll ba te loolu defe naa ne nekk na préoccupation nationale préoccupation mondiale sax ba tax na ba président de la République effectivement instruire force de sécurité pour que ñu mën a dimbale ñi aar àll bi donc puisque loolu la ma yaakaar ne rek waa FIPUY depuis 1982 lu leen taxoon a jóg dañu ne dañu bëgg indépendance région Casamance ñu créé donc MFDC moo tax it li xew barki démb ci jamono joo xamante ne sax kenn xaaru ko woon dans la mesure où bu ñu déglu appel chef de l'État bu 31 décembre invité na ñëpp pour que ñu mën a consolider processus de paix di fi am donc kenn mënoon a xalaat ne que dina am jafe-jafe diggante forces armées par exemple ak MFDC. yaa ngi tudd wala forces armées ak oui pour dire que waaw. yaa ngi tudd l'armée bi moo tax ma bëggoon laaj waa armée bi ci boppam ñoom fu ñu toll ci liggéey bi foofa ak itam gannaaw samedi léegi lu ñu def colonel Abdou Ndiaye moom moo jiite DIRPA di bànqaasu armée bi nga xam ni moo yor lépp lu aju ci wàllu xibaar ak jokko colonel Abdou Ndiaye asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. samedi ba léegi fu liggéey bi toll ak li ñu ne faaw ñu teg loxo ñi def ñaawteef googu. waaw ñu ngi continuer rek di liggéey comme ni mu la ko waxee démb déjà mënuñu dugg ci détails yi lan la ñuy def naka la ñu koy defee mais ce qui est constat ce qui est sûr c'est que ñu ngi ci liggéey bi te ni ñu ko waxee woon ak kilifa yi ni ñu ko waxee nañu def suñu kéemtulaay kàttan pour teg loxo ñuy def ñaawteef boobu. Colonel est-ce que àll bi neex na neex googu ci niñ koy waxee nii dafa xaw a compliqué amul yoon ak ñoom seen bu ko defee bu dee amee ñuy def ñaawteef dañuy naqaree gis. waaw mais xam nga fu mu jaar am na ñoo xam ne ñii seen xam-xam màcc na ci mën a wër ñi nga xam ne ñi dañu def ay ñaawteef
donc te yàgg nañu foofu tamit yàgg nañu fa liggéey te am na ñoo xam ne am nañu xarañte bi tax ñu mën a xam ban yoon la ñu war a jaar ba teg loxo ñooñu noonu. mais dañuy faral di wax ni armée bi mënta nekk fépp ci àll bi ci Casamance loolu kon noonu rek lañ koy jàppee jàpp ni du fépp ngeen mën a nekk. non c'est-à-dire fépp en permanence mënoo à tout moment nga jël garab boo gis rek nga def benn soldat ci ginnaaw loolu la tekki waaye ñu ngi fépp en Casamance amul fu ñu nekkul. C'est-à-dire dafa am ay position yoo xam ni da ngay romb nga gis ay militaires ñu ngi taxaw position fixe mais am na yoo xam ni tamit c'est des actions dynamiques dañ jékki-jékki ñu ne par exemple zone bi ragal nañu ni am na ñu fay ji yamba muy ay samba boy ragal nañu am na ñu nekk foofu di def trafic illicite de bois ñu def ay mission yoo xam ne spécial pour rek dem def ay reconnaissance pour xool ndax loolu am na wala amul boo amee ñu teg leen loxo. donc armée bi mu ngi fépp ci région de Ziguinchor amul fu mu nekkul. mais colonel Abdou Ndiaye li xew soriwul dara taax yi bu doon sax ci biir àll bi waaye mi ngi xewee déjà ci commune de Niassia soriwul lool Ziguinchor daanaka yëf yi dafa jege taax yi ci àll ba lañ naan dégg yu ni mel àll bu xóot ba. waaw mais boo xoolee même ci dëkk yi gën a rëy am jumtuwaay yoo xam ne amuñu ko ay États-Unis ay France ñiy def ay ñaawte dañuy dem ci biir capitale bi di ko def. donc ce sont des choses am na doon yoo xam ne yi pour anticiper ko day jafe lool donc sa xarante ak nu mu mënti toll am na loo xam ne li borom ku bëgg a def jéeya di ñëw def ko parce que nit ki bu ñëwee sol civil yu nekk ak civil yi dara du ko méngale ak ñi si des mu ñëw fekk préparé woon na ñëw rapidement def action dem yoonam kooku du loo xam ne lii mën nañu ko indi ay saafara li ñu mën a def rek mooy def ay déviation c'est-à-dire ñuy patrouiller ñuy dem fu nekk pour que nit ki instant bi mu koy def parce que il est arrivé yooyu am par exemple ñuy def ñuy dogaale nit ñi ci tali bi léeg-léeg fekk patrouille moo doon ñëw par exemple mu tere ñoo ñu def la daw dugg ci àll bi donc ñuy def suñu liggéey ni mu waree c'est-à-dire nous faisons des patrouilles donc des actions dynamiques de contrôle de zone pour fexe ba ñaaw tëf yi mais ñu rendre ko humainement vraiment moindre waaw. jërëjëf colonel Abdou Ndiaye mi jiite DIRPA di bànqaasu armée bu Sénégal bi yittewoo wàllu xibaar ak jokko yendoog jàmm Ibrahima Ama Diémé ñoo ko déggandoo armée baa ngi def liggéeyam waaye àllu Casamance bi joppa moo naqari waaye yéen ñi nga xam ni itam da ngeen di liggéey ci wàllu jàmm jooju ñuy sàkku ci Casamance nga xam ni fanweeri at ak juróom ak lu teg mi ngi nekk ci lii di ay wile li nga xam ne mooy ay wi mu ne su ci génnee lii di trafic de bois di àll bi ñuy dugg di ko dagg ak ñoom seen est-ce que ci seeni liggéey ak ci yoon yi ngeen di jéem a xàll sóoraale ngeen phénomène bi. waaw xam nga ñun bu ñuy commencé pratiquement depuis 2012 ñu ngi ci stratégie bu nouvelle boo xamante ne dañuy faral di organiser ay fora. donc ginnaaw contact yu ñuy am individuellement ak ñenn ci chefu cantonnement yi dañuy organiser ay fora yoo xamante ne ñëpp a fay teew te bu ñu toogee population civile bi chef de village yi imam yi chef président d'association des jeunes mouvement de groupement des féminins société civile bi képp ku ñëw ci fora boobu ci forum boobu am nga possibilité wax lan mooy sa gis-gis lan mooy sa naxar ci wàllu nu ñuy gérer sa diwaan nu ñuy gérer sa gox pour que enfin ñu seet nan lañu mën a def pour que jàmm mën a dellu si bu ñu amee loolu information ba pare ñu daal di leen conseiller ci nan la ñu war a def pour que certaines ci seen préoccupation ñu mën ko jël en charge ko defee bu ñu ñëwee ñu daal di bu dee gouverneur bi la bu dee ministre sangam bu dee président de la république ñu daal di ko yónnee espèce rapport pour ñu ne ka jot nañu gox sangam waaye lii ak lii lañ fa fekk ñu yaakaar ne bu ñu defee lii def lii dinañu egg fu ñu bëgg a dem donc loolu jël nañ ko en charge mais comme ni ma ko faral di waxee diwaan bi dafa rëy boo xamante ne ak mouvement bi dafa am ay banxaas yu bëri de temps en temps da ngay avancer am ku jaar de l'autre côté pour ne bon ñële bu ñëwee bu leen recevoir donc mu am pratiquement espèce blocage mais loolu lu normal la parce que xam nañ ne itam du ñëpp a ñaan fu mu nekk nii jàmm mën a am du waxuma ci biir Sénégal moom yaakaar na ne waa Sénégal yëpp bëgg nañu jàmm am ndax doy na waaye am nañ ñoo xam ne am na ay enjeux yoo xamante ne ay enjeux internationaux yoo xamante ne nit ñi dañuy dugg
pour que ñu mën a am couloir bu ñuy jaar di def ñoom seen lu ñu bëgg a def. donc loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. war nañ ci bàyyi xel war nañu am établir confiance entre ñun ñëpp. ñu xam ne kenn ku nekk li nga mën nga def ko sa kemt lay kattan te yàlla tax rek pour que xëy na ñu jógee ci lii. jërëjëf Ibrahima Ama Diémé jërëjëf ci kanam Abdoulaye Baldé yow nekkoon nga ministre forces armées yaay maire Ziguinchor ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay Babacar nekk itam député ci assemblée nationale jamono yi lii xew sa jàngat bu njëkk ak liñ ci dégg samedi ak léegi ñu ngi doon xalaat affaire rébellion mu jóge ñu ne déedéet wàllu bant buñ doon dagg garab yi ñu doon dagg la am ñu ci kontaanul songu ñi ci suba tey gi yow lan nga ci mën a def ci jàngat. waaw mbir mi xew je pense que d'abord il faut ñu poser ay hypothèses yu bare parce que conflit bi. mu toll nii c'est un conflit vieux de plus de 30 ans ci diggante bi il y a tout un ensemble de phénomènes connexes yoo xam ne judd nañu ànd ak conflit bi ñu mel ni lu tubaab di wax économie de guerre je pense que déglu naa certaines de vos intervenants yoo xam ne wax nañ ko d'abord c'était sur la zone frontalière de la Gambie avec daggum garab bi après mbir mi déplacé wu dem ba zone frontière au niveau de la Guinée-Bissau avec l'exploitation du bois bi aussi il faut ñu def distinction entre ñoo xam ne dañuy dem di gori matt ak ñoo xam ne dañu dagg carrément garab yi di ko yóbbu ci ay série di ko jaay je pense qu'il faut faire cette distinction là ba pare aussi il faut dire que ci zone boobu dans la même zone il y a l'exploitation de la noix de cajou et phénomène yu mel nii dafay faral di am je pense que depuis 2011 déjà entre 2011 et 2012 amoon na je pense que ñi ñaa ngi koy fàttaliku des tueries yu mel nii au niveau de la zone de Niaguis di yoon ça s'est dépassé un peu mais c'est toujours à quelques kilomètres à vol d'oiseau parce que diggante forêt boo xam ne moo nekk Bissine ak forêt boo xam ne mooy forêt Bayot bi sorewul c'est toujours dans la même zone d'insécurité boo xam ne du bëri a fa xew. D'abord, il y a ce commerce illicite de bois, il y a l'exploitation de la noix de cajou, mais aussi zone boo xam ne la c'est une zone boo xam ne gouvernement da ko considéré comme zone tampon avec MFDC zone boo xam ne kenn mënu fa dem parce que c'est miné te moo am ay activités yu bëri xam ne ñu ngi ci déroulé donc je pense que pour analyser le contexte bi d'abord dañ koy mettre dans le cadre de l'insécurité régnante. mais justement Abdoulaye Baldé yow ancien ministre des forces armées nga ndax da nga jàpp ni tey war nañoo yokkaat taxawaay bi ci wàllu kaaraange ci wàllu soldat dañoo war a yokk limub soldat yi jéem a gën a dugg ci àll bi ngir sécuriser ko ndax bu fekkente ni ay nit mën nañoo def lii ñu def samedi tiitaange mën naa am dama fàtt ni nekkul sax ci biir àll bi àllu Casamance bu xóot bi fi ñu ko defee jege na ay taax lool est-ce que tey da nga jàpp ni war nañoo xëy na yokk taxawaayu soldats yi foofu ca Casamance yokk lim ba sax. oui je pense pas que bon peut-être que yokk lim bi mën na parce que déjà du fi nekk ci ay forces yu bare la parce que nekkoon naa ministre des forces armées amoon naa ni que ay forces yu bare ñoo nekkoon fii ci biir Casamance peut-être stratégie la ñu war a changer stratégie gestion zone boobu yëpp d'abord impliquer population yëpp. mais aussi tous les services de l'État parce que nit ñaa ngi wax di tudd armée mais aussi les eaux et forêts les services des eaux et forêts parce que góor ay bois yooyu dañ koy faral di tere donc le fait que nit ñi di dem c'est toute une économie boo xam ne dañ ko développer autour de la coupe de bois te coupe de bois boobu buñ ko daggee ba pare Ziguinchor lañ koy faral di indi ci ay charrette donc loolu yëpp les services des eaux et forêts peut-être que liggéey boo xam ne waroon nañ ko defuñu ko mais aussi les services de sécurité de façon générale nekk foofu je pense que le phénomène là mënoon nañ ko éradiquer et de façon définitive dans la mesure où yoon mi dañuy jaar dugg biir Ziguinchor am ay séries yoo xam ne implanté nañ ko ci dans série de Ziguinchor donc je pense que loolu yëpp loolu aussi loolu weesoo aussi war nañu développer une coopération transfrontalière avec la Guinée-Bissau parce que c'est une zone d'insécurité boo xam ne mbirum rébellion baa nga fa mais aussi boo poussé parce que boo jógee ci forêt boo xam ne moom la ñuy tudd forêt Niassia bi boo ko poussé de l'autre côté yaa ngi dem bu côté Djirak bu côté Santhiaba Manjaak te foofu ñëpp xam nañ ni que jege na Guinée-Bissau beaucoup de trafic de toutes sortes yoo xam ne ñu koy am donc je pense que d'abord il faut ñu yokk stratégie bi
il faut ñu renforcer coopération entre les deux États Guinée-Bissau ak Sénégal pour que mu am ay parties communes ay nu tubaab bi di waxee parce que man bu ma nekkee France di jàng il y avait une forte implication des populations de chaque côté des frontières. Les frontières, c'était des zones de conflit. Il faut transformer ces zones-là en zones économiques. mais gis nañ gouvernement Macky Sall ci at yi di sàkk pexe ci loolu yow en tant que député nekk chef de parti nekkoon ancien ministre nekk maire de Ziguinchor Macky Sall ak ñi muy àndal di liggéey ndax yoon yi ñu xàll boobaak léegi jàpp nga ni yu baax la mën na régler problème yi ñuy junj ci Casamance boobaak léegi. Oui, je pense que Macky Sall, en fait, le gouvernement actuel et le gouvernement ici, je vois pas pour de différence de démarche. Peut-être qu'on a un peu pour que, d'abord, nous impliqués. Mais aussi, nous faisons du parce que bon, di wax ni que pays jàmm ji dellu si na alors qu'il y a des zones yoo xam ne kenn mënu fa def mooy zone yoo xam ne tudd naa ko fi léegi toute la forêt du Bayot dañ ko miné toute la zone boo xam ne moo nekk Djirak kenn mënu fa def mais si loolu aussi moo am ay yeneen jafe-jafe yu bare bare yoo xam ne population ñu ko jànkuwanteel et dans ce cadre-là chaque fois il y a le GRPC peut-être qui fait du travail mais il faut aussi ñu waxante dëgg je pense que am na ay zones yoo xam ne nos amis du GRPC là duñ fa di yegg duñu wax ak ñëpp peut-être que am nañu ay jafe-jafe ak ñeneen ils ne parlent pas avec tout le monde ça il faut pas se voiler la face mais je pense que stratégie boo xam ne am nañ ko mooy il faut que ñu instaurer du dialogue direct aussi avec les chefs du Macky parce que c'est vrai que Macky am na pluralité fu ne nii je pense que seen intervenant yi wax nañ ko bon mais je pense que boo jëlee de façon globale loo xam ne moo nekk ci fraction Macky boo jëlee peut-être que il y a actuellement 3 composantes mooy composante César Atoute Badiate ak Compass xam ne ñoom ñoo nekk côté Guinée-Bissau goneen côté bi yaa ngi am Salif Sadio ak Paul ak Lukasen moom xam ne moom il répond de César donc je pense ñeenti nit ñooñu boo leen bu ñu waxee ak ñoom instaurer un dialogue direct avec eux. waaw mais du bañ a beddi laaj bi mooy Abdoulaye Baldé ba xam dina yombam déet moo tax ma bëgg ko laaj Ibrahima Gassama ndax li Abdoulaye Baldé di wax ne faaw gouvernement bi wax ak directement chefu MFDC yooyu nga xam ni ku ne da ngaa yor benn pàcc di ko contrôler est-ce que lu yomb la itam. waaw yombut ndax ñu ngi koy jéem wante nag li nga xamante ni daal moom mooy problème bi mooy que ñi nga xamante ni ñoom ñuy yëngu ci wàllu woowu dañoo bëre te du ñuy wax benn kàddu loolu bokk na ci li nga xamante ni xëy na day gën a nasaxal jéego yooyu ndax ku nekk foog na ni moom moo war a indi jàmm ji ba tax na nekk na mbirum jongante noonu lay nurool ba tax na li nga xamante ni moom mooy dëgg bu waroon am ba ku nekk boo munee jàppale sa morom nga def ko ndax nguur gi bu munul egg ci César moo am ñi nga xamante ni xëy na ñoom mun nañu yombal loolu mën nañu jàppale nguur gi mais contraire bi la ñu gis ndax ku nekk foog moom moo war a njëkk egg ci César pour que ñu xam ni moom moo réglé li wala moo réglé yooyu bokk na ci li nga xamante ni gouvernement bi volonté wax ak ñëpp ndax ñoom nee nañu seen yéene ndax ñiy dox loolu mooy comité ad hoc te amiral Papa Farba Sarr jiite ko ñoom nag Salif lu ñu jot a tàllal loxo ba waxtaan ñi ngi tàmbale fale ca Rome wante César ak ñi nga xamante ni ñoom la monsieur le maire Abdoulaye Baldé maa ngi koy nuyu lim léegi jafe na pour ñoom ñu jàkkaarloo ak ñoom ndax seen jéego yi ñu tàmbale ak ñetti at léegi ak tey ji toogaguñu ak César ndax mën a def li nga xamante ni moom la ñu def ak Salif mais ñi leen war a jàppale yombal leen loolu xëy na ñooñu aussi ñoo am tey jafe-jafe ndax mënatuñu egg ci woyu fipp yi mais aussi ñàkk déggoo bu war a am diggante ñiy dox tànk yooyu gën naa nasaxal li nga xamante ni moom mooy jéego nga xamante ni amaanaa buñ ko defoon dinañ
dinañ doon régler problème waaw Ibrahima Gassama bu weesoo itam rebelle yi ku ne pàcc wa nga bokk ak ka la jiite ci chef dafa mel ni am na ñoo xam ni bokkuñu MFDC waaye yor seen gànnaay nekk ci biir àll bi Noa Cissé yow bokk nga ci ñi ñuy faral di tudd ci jàmm ja ñu wut ca Casamance kilifa nga gu ñu ràññee ca Ziguinchor bu ma la nuyuwaatee laaj bi mooy du MFDC rek mooy coow li yeneen nit yi nga xam ni ñooy defi ñaawte foofu yor seen gànnaay xëy na sax ñoo def la xew samedi moo tax affaire bi dafa xaw a compliqué. waaw xam nga maanaam fitna bu man mel ni su amee dafa am ay intérêt yu bëri yu ciy dugg c'est vrai waa pipo yi ñu ngi xeex maanaam di revendiquer indépendance mais ci biir loolu am na li tubaab yi naan ay entrepreneur du conflit yu jodd tamit ci biir conflit bi tax na ba affaire bi gën a compliqué mu am ñoo xam ni kii lii leen maanaam mobiliser mooy profité waale ci insécurité globale bi am pour développer économie illicite maanaam trafic contrebande wala bay yàmba jaay di ko jaay wala tamit maanaam di dogal nit yi ci yoon jël seen alal c'est une kyrielle d'entrepreneurs yoo xam ne ki dañuy développé wu maanaam ci conflit bi loolu am na gën a compliqué lu maanaam kaarange bi war a am noonu maanaam Abdoulaye Baldé kon bu weesoo MFDC bandes armées yi ñi yor ngànnaay di wër tam tey yi sax bu gouvernement bi juboo woon ak MFDC ba ne ñëpp d'accord ci ne jàmm am na ci ñoo xam ne tey jii dinañ naqare contrôler mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci àll bi yor seen ngànnaay di def seen i pexe. Oui, absolument. Je pense que dañu nekk ci benn contexte boo xam ne depuis la chute de Kadhafi, il faut le dire, au niveau de la Libye, ay ngànnaay yu bëri bëri dugg nañu Afrique de l'Ouest ay dëkk yu mel ni Mali yu mel ni Sénégal parce que à travers certains mouvements mais aussi ba Guinée-Bissau te zone boo xam ne moom la ñu wax ni zone bi une zone archi conflictuelle boo xam ne dafa am ay problèmes frontaliers diggante Guinée-Bissau ak Sénégal mais aussi zone boo xam ne dafa dem ba ci géej gi parce que réeréwu leen ni que dans cette zone aussi il y a une économie de la drogue boo xam ne mi ngi vers la zone fluviomaritim boo xam ne moo nekk ci frontière de telle sorte que ñu fay yëngu en termes de délinquance économique en termes de peut-être de trafic en tout cas dañoo bare donc il faudrait que comme ni ma ko waxee rek d'abord il faut une coopération diggante ñaari dëkk yi diggante Guinée-Bissau ak Sénégal il faut aussi que CEDEAO jàppale nit ñi instaurer ay zones économiques yoo xam ne dina permettre nit ñi au lieu que ñuy xeex di adonné à ce genre de trafic mu doon zone économique boo xam ne nit ñi dañuy coopérer dañuy jabalante di jaay ak jël mais aussi je pense que état bi war na def de telle sorte que amoon nañ initiative boobu sax ci temps jamono Abdoulaye Wade te yaakaar naa ni que dans le cadre du programme Puma peut-être que dinañ ko wéyal parce que zone yooyu amul infrastructure amul tali amul dara et puis c'est des zones yoo xamante ne aussi où il y a la présence de l'État n'est pas très très effective de telle sorte que toutes sortes de trafic mën na ko juddu donc je pense que yooyu yëpp ay analyse yoo xam ne war nañ ko en tout cas intégré ci biir ci loo xam ne moom la ñu nekk. Abdoulaye Baldé kon Noa Cissé mën nañoo jàpp ni itam xëy na ñi nga xam ne ñooy Gambie Guinée-Bissau faaw ñu gën leen a boole ci la ñu bëgg ñëpp ci Casamance. waaw. ndax ñi nga xam ne ñooy def yi ñaawteef léeg-léeg bu ñu bëggee rëcc ci kilifay Sénégal ak armée bu Sénégal ci dëkk bu mel ni Guinée-Bissau wala Gambie la ñuy dem làqu ji. waaw xam nga maanaam diwaanu Casamance dafa masoon na bokk ci benn maanaam empire bi ñuy naan empire du Gabou ñenn ñi di ko naan royaume du Gabou donc réew yëpp dem ba ci ay Nioro di RIP bu ma ba jaxu lépp ci benn espace la bokkoon boo xam ne ci askan yi dafa lënkaloo
frontières yi tubaab yi ñëw vraiment imposer ñu frontières yi mais toute cette zone là maanaam c'est une zone boo xam ne kii cosaan dafa bokkoon ci zone bu unifiée. Donc lu mel ni maanaam fitna bi am Casamance su amee à la kulliyaal il faut ñu mobiliser waa Gambie mobiliser waa Guinée-Bissau pour que ñëw jàppale ñu pour que jàmm am Casamance parce que frontières yi maanaam dafa am rek au plan formel mais nañu waxante dëgg loolu moom terewul dynamique transfrontalière wala transnationale yi développé wu loolu tax na ba lu mel ni il faut que véritablement ñoom tamit ñu dugal seen loxo ci utum jàmm. jërëjëf Noa Cissé Ibrahima Ama Diémé xam naa li Noa Cissé wax itam ngay wax. dëgg la defe naa ne résolution définitive crise bi moom fokk forcément ñu bàyyi xel ne que am nañu ay dëkkandoo yi mooy Guinée-Bissau ak Gambie te damay faral di fàttali ni rek bi fi pour commencer ci Guinée-Bissau boobu jamono c'était la guerre de libération Guinée-Bissau bu ñu fàttee rôle bu ci Casamance joué bu ci Sénégal joué ndax ay dëkk mel ni Saamine ay dëkk yu mel ni Santhiaba Majak ak ñoom seen jotoon nañ fi subir ay représailles côté colonisateur Bissau bi donc bi rébellion bi commencé aussi Macky bi muy commencé di situé wu côté Guinée-Bissau loolu moo tax ba finalement waa Guinée-Bissau jàpp ne dañu war a jàppale itam ñoo xam ne ñoo leen jàppale woon bu ñuy xeex pour seen indépendance ce qui explique que les premiers accords ñu ngi am côté Guinée-Bissau donc côté Kétiou dem Bissau balaa ñëw Sénégal ñu continuer di waxtaan balaa Gambie di ci dugg loolu bu ñu ko fàtte léegi dynamique transfrontalière bi itam juddu na defe naa ne am na ay élus locaux yoo xamante ne def nañ seen kamtalay kattan ba tey dañuy am waxtaan entre Guinée-Bissau ak Sénégal de l'autre côté mu am échange entre Sénégal ak Gambie donc loolu la ñu war a renforcer comme ni ma ko waxee rek ñu bàyyi xel structure socio-culturelle traditionnelle yi ñu xam ne ñooñu amoon nañu rôle bu ñu fi joué woon para administration moderne bi ñëw loolu bu ñu leen sóoraale ci lu bari je crois que dinañu egg rapidement ci retour définitif de la paix en Casamance. jërëjëf Ibrahima Ama Diémé ma fàttali ci GRPC nga bokk di groupe de réflexion pour la paix en Casamance waaye bu ñu jël si waate ci li xew samedi Abdoulaye Baldé en tant qu'ancien ministre ancien policier ancien ministre des forces armées est-ce que liñ naan enquête ubbi nañ ko ci ngir xool ñi def loolu fu ñu ne ñu teg leen loxo ndax dina yomb ak ni ñu waxee àll ba na mu mel ak na mu naqaree yegg fenn fa. waaw je pense que bu ñu en tout cas impliqué ñëpp comme je pense que certains l'ont dit en tout cas on pourra bien entendu arriver à une conclusion mais il faut ñu impliquer maa ngi rafetlu le fait que ci biir MFDC ci biir Macky bi aussi nee nañ ubbi nañu enquête bon mais am yaakaar ni que bu enquête boobu aboutiré aussi dinañu jébbal éléments yi peut-être des services de sécurité ak ñoo xam ne ñu ngi ci zone boobu mais généralement ce sont des bandes yoo xam ne dañuy faral di déplacé wu peut-être que mënuñ ko lier directement ou je sais pas au MFDC mais ça peut être des bandes yoo xam ne qui sont liées à l'économie de bois ñooñu aussi je pense que villageois yi ñoo xam ne ñoo dëkk ci zone boobu même si c'est des zones des villages abandonnés bu ñu leen interroger bu ñu aussi defee un certain nombre d'analyses je pense que dinañu mën a en tout cas arriver à xam loo xam ne moom moo xew mais quant à dire que dañuy jàpp ñoo xam ne dañoo jàpp ñaawteef bi je pense que jafe-jafe bi foofu lay ñëw parce que je pense que mën nañu xam lu xew exactement ça c'est tout à fait possible mais quant à dire que mën nañu jàpp ñoo xam ne ñoo def mbir ñi pour jéem leen châtier donc amul coopération boo xam ne moo am suñu diggante parce que ñooñu peut-être que heure bu ñu wax ni nekkatuñu sur le territoire sénégalais est-ce que dina yomb pour jàpp leen tant que amul coopération avec les pays parce qu'il faut dire que c'est à quelques kilomètres de la Guinée-Bissau aussi le théâtre des opérations là fu mu amee donc matul 7 à 10 kilomètres donc nit ñi mën nañu dem zone boobu donc tant que amul coopération entre les pays là
peut-être que dinañu xam loo xam ne dinañu xaw am idée loo xam ne moom moo xew mais peut-être pour jàpp auteurs yi en tout cas dina ça va. jërëjëf Ibrahima Gassama nu ñu mën a jàngatee ni gars yi rayee gone yi ci ñaawteef defin woowu ndax luy faral di am la wala guléet la ci ñii ñu dóor leen bal ñii ñu jël jaasi mbaa paaka def leen naka sudul noonu ñaawteef gi sax dafa ëpp nettali ci rajo. waaw ëpp naa nettali wante nag fu tontu guléet ndax teewoon naa la li nga xamante ni moom moo xewoon ca jaañoo nga xamante ni fukki nit ak benn la woon biir fukki nit ak ñett la mais ci anam yi nga xamante ni ñoom lañ ñu faat ñooñu ca gaaw gi noonu lañ leen faatoon te boobu tamit ba léegi xëy na xamaguñu kan moo def boobu ñaawteef loolu yokku na ci yeneen jëf yi nga xamante ni léeg-léeg ñu dagg ay nopp sax ndax yéen a ngi fàttali ko amoon na fukki waxambaane nga xamante ni ñoom it dañoo demoon di for xooxu darkasu ca booru fi nga xamante ni moom mooy àndak ñu daal di leen jàpp daal di dagg seen nopp loolu xewoon na fii tamit kon pour wax la ni loolu lu ñuy faral di gis la mais loolu ci zone de conflit la lu nekk xëj na ci ñaawteef bu nekk xëj na ci ndax mën nga daje ku nekk li nga xamante ni nag moom moo mën a muccloo nit ñi mooy que ñu xam ni fu mu ne nii xëy na ab dal moo am mais ñu ngi ci jéego yi ngir waxtaan am ngir jàmm bu dëggu am bu boobaa ñu yoree gànnaay bu ñu génnee fa ñu nekkoon ñu sulli ndel yi nga xamante ni kon ku nekk mën nga delluwaat ci say dëkk ndax dëkk yu bëre tey dañoo gàddaayoon dem Guinée Bissau wala Gambie mais dal bi tax na ñu dellu siyaat mais même waa MFDC am na dëkk yi nga xamante ni dañoo bañ ñu dellu siyaat ndax nee nañu mbir mi jeexagul ñoom génn guñu ci àll bi kon ñun ñooñu xaar ba jàmm am donc autant de choses yi nga xamante ni dañ ko war a gérer avec beaucoup d'habileté pour jafe-jafe yi mën a wàññeeku mais askan wi aussi xam ni am na fi nga xamante ni mënul aventurer wu foofu ndax am nay zone yi nga xamante ni seen woy pipp yi sax ñooy def la police ñoom ñu am seen checkpoint oto bi bu ñëwee dañ lay wàccee xool sa carte d'identité bay lan nga def donc c'est des zones yi nga xamante ni xëy na nit ñi war nañu moyetu di fa dem mais comme ni ma la ko waxee xëy na du seen coobare ndax ñàkk bee tax ndax xëyuñu amuñu li nga xamante ni xëy na mën nañ ko suturlu donc ils sont obligés malgré tout parce que français wax na ko ventre à part na pointe d'oreille donc c'est des difficultés nga xamante ni askan wi ñu ngi koy jànkonte voilà Babacar da nga may mbayaat rek di ma ko defee ci français ndax ñooñu ñuy wax seen biir sax am na ñett ci ñoom nga xamante ni ñu ngi loptaan paan mooy blessé yi buñ leen ko blessé yi depuis démb nag buñ leen fa yóbboo am na ñu ma jotowoo ci guddi booru 11h ci guddi dama daal bu ñu fa eggee daanaka dañ leen bay noonu même seen ordonnance ay 50,000 ay 24,000 xamuñu nag ndax nguur gi mooy koy jël en charge ndax ñoom dañu ne ñu jëndal ordonnance yi seen bopp te it dañoo dem loxo neen loolu tamit nekk na jafe-jafe bi nga xamante ni bëgg naa kilifa yi yëg ko. jërëjëf Ibrahima Gassama journaliste nekk njiital rajo Zik FM ci Ziguinchor jërëjëf Ablaye Baldé député maire Ziguinchor ancien ministre des forces armées Ibrahima Ama Diémé bu GRPC ak itam ki nga xam ne mooy Noa Cissé ak it Mamadou Diallo maire bu Niassia ndax ca commune boobu la ñaawteef gi xewe keroog samedi